salaamaaleykum mbokku internet ak téléspectateurs yi baaxoo seetaan seen chaîne Yoff Média Info di leen dalal encore une fois ci seen émission sans contredire comme niñ ko tàmm defee aussi dañuy invité candidats yi nga xamante ne ñoo déclaré wu à la mairie de Yoff tey nag ñu ngi dalal Seydina Issa Bane muy président mouvement jàppal ma jàpp mais balaa ñu koy jox kàddu gi juste ñuy remercier bu baax a baax population Yoff bi nga xamante ne tey taxawu na Yoff Média Info gën di taxaw yemul ci réseaux sociaux yi yemul ci appel yi waaye am na ñu bëri ñoo xamante ne gis nañ ñu def ay forte délégation muy autorité administrative autorité coutumière ak président d'association yi homme politique yi et tout ñëpp déplacé wu ñëw fii bokk ak ñun naxaru yi nga xamante ne moom lañ am après piratage informatique bi ñu ci biir ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax te di leen wax ne loolu nekkul loo xamante ne dinañu empêcher ñu def li nga xamante ne ni tey moom ngeen ñu newee jàppee ñu ko boobu ba léegi incha allahu rabbi donc sans plus tarder ñu jox kàddu gi rek suñu invité du jour Seydina Issa Bane ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay mon frère di rafetlu bu baax invitation bi mais balaa ñuy tàmbali rek dañuy jaar fi nga jaar rek mooy masso bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy waa Yoff Média Info ñu nekk ay jeunes yoo xam te ni aussi ay fierté lañu ci dëkk bi parce que nekk na ay jeunes yoo xam te ni tamit tooguñ ci xaar donc bu yàlla defee ñu dem ba taxawal lu mel ni ñëpp nekk ay jeunes di ci liggéey donc loolu laaj na vraiment képp koo xam te nekk na Yoff rek boo yëgee li nga xam ne mooy li daal seen kaw nga ñëw partage ak ñoom moment yi moo tax vraiment ñu profité aussi moment bi di masso bu baax a baax waa Yoff Média Info di leen wax ne lii daal nañ ko topp te nañ ko topp ba mu sës te li nga xam ne mooy li ci yoon war a def mu def ko ci bu ko defee lu mel ni mu bañ a amati incha allah voilà di leen masso bu baax a baax jërëjëf waaw ñëpp a ko bokk Yoff Média Info moom yaakaar naa télé wu ñëpp la mais bu ñu dugg ñu xuus tuuti nag ci émission bi tey waaw tey nag invité nañ la nga toog mais lañ bëgg a xam carrément kan mooy Seydina Issa Bane ndax ñu ngi koy faral di gis ci réseaux sociaux yi à travers ay actes yoo xamante ne mu ngi koy posé à travers aussi ay projets yu muy mëne et tout mais tey bëggoon nañ nga wax mbokk Yoff yi tey ñu lay suivre même du Yoff kese ndax Yoff Média Info dépassé na même frontière u Yoff mais nga wax leen yow yaay kan. waaw comme ni nga ko waxee rek maa ngi tudd El Hadji Seydina Issa Bane ñu gën ma xam ci Thiaw Bane man nag defe naa ñi ma xam ñëpp ci dëkk bi dañ ma xam ci toujours li nga xam ne mooy luy jëmale dëkk bi kanam daanaka ñu teel a nekk ñoo xam ne dañ ci teel engagé wu alors nekk ñoo xam te ni tamit dañuy wax ne Yoff moo ñu defal lépp daal moo tax en retour ñun dañu jàpp ne Yoff lu ñu fiy def rek ci lu koy jëmale kanam rek defaguñu dara waaw Thiaw daal mooy kooku mooy ki nga xam ne daal dafa bëgg a nekk serviteur Yoff voilà kooku mooy Thiaw Bane. léegi boo ñu mënee ñëwalaat un peu ci sa parcours politique. voilà c'est-à-dire man moom sama parcours politique moom dinaa sawar wax si parce que comme ni mu koy waxee rek man bi may dugg ci politique boobu def naa tey jeunes yi ngay dégg ci politique bi yëpp nekkuñ foon di politique wala bu fekkoon ñu ngi doon politique si jamono boobu ñu woon ci rang bi sori woon nañ ci lool. parce que pour rappeler rek man yàlla dafa def. ma nekkoon ci kër xalif général des Layènes di profité de passage di jaale njabootu Seydina Limamou alayhi salaam yëpp ci demu ki nga xam ne mooy sunu wayjur El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye di ko mas njabootam di wax ne man dama nekkoon ci kër gi yàlla def ma amoon fa ay responsabilité parce que man ko xam sama wayjur xam ne dafa nekkoon koo xam te ni au delà de kër gi dafa nekkoon ko doon taxaw Yoff ci lu bëri ma ne ma teeloon nekk ci wetam yàlla def bi mu fi jógee en 2009 ñu jox ma benn responsabilité comme ma nekk chargé de mission di xalif général des Layènes ci jamono boobu bi mu gaañoo ba 2009 ba daanaka 3 ans après 4 ans ma nekkoon di coordonner ak administration Sénégal waaw di coordonner avec administration ci président de la République ci ñi nga xam ne mooy commandement territorial bi muy gendarmerie muy sous-préfecture yi muy police aussi armée bi ñëpp may coordonner ak ñoom ci lépp loo xam te ni lu jëm ci wàllu diine ji ba ci li nga xam ne mooy Yoff aussi waaw yàlla dogaloon na amoon na jamono boo xam te ni lépp loo xam te ni luy concerné Yoff la rek bu si administration musaan addu balaa ñëw daan nañ ci jokkoo mu door a yegg si yàlla def nag à travers loolu yàlla defoon tin mu amoon xame bu yaatu ci jamono président Wade maa xamantoon na moom xamantoon na administration bi yëpp ba ci Macky Sall alors yàlla def na bi nga xamee ne Khalifa aussi nekkoon koo xamante ni daanaka man sama engagement politique si moom la déparé parce que moom dafa nekkoon ci coalition bi nga xam ne mooy coalition boo xam te moom la jëloon élection 2009 mais 2014 si la jëkk demal boppam
alors bi muy demal boppam nag yàlla def ma doon waxtaan ak benn soxna su tedd muy soxna Badiane Lali yàlla dolli leeram. ndeysaan ñu si waxtaan noonu rek élection yi di jege si mu ne ma ah yow day élection yi mu ngi jege si koy jàppale ma ne ko man day xamaguma ko ma war a jàppale mais ñu ngi suivre te gis nañ ne Khalifa de liggéeykat la mu ne ah man de Khalifa Sall laay jàppale. mu ngi si dëgg mu ngi si dëgg maa ngi si fenn. alors ñu gisoon ne tamit Khalifa Sall si jamono boobu aussi tegoon na benn programme boo xam te ni ici à Dakar programme la bu mucc ayib si fànn yëpp. voilà ce qui fait que boobu gis nañ ne tamit intérêt Dakar la woon si jamono boobu tamit ñu engagé woon parce que boobu amoon na benn injustice boo xam te ni bëggoon nañu ko teg si kawam parce que boobu ñi nga xam ne mooy coalition bi mu nekkoon après ñu accéder au pouvoir. muy APR dañu waxoon ne comme Khalifa Sall bu bëggee nekkaat maire wu Dakar dafay obligé ñëw ci parti politique bi nga xam ne mooy APR pour ñu mën ko reconduire mu nekk candidat parti bi sinon duñ ko investir mu nekk candidat li nga xam ne mooy maire Dakar bon ñu ne jugé ne ah comme moom gis nañ ne. liggéeykat la te si jamono boobu defoon ay preuve ñu engagé wu si politique alors bi ñu engagé wu man maa jiite mouvement bi nga xam ne légalement constitué premier mouvement légalement constitué boo xam te ni taxaw na et même dem si télévision yi si défendre ko si TFM Sen TV partout ne dañu bëgg Khalifa déclarer candidature am li nga xam ne mooy élection présidentielle. yàlla def aussi premier jour campagne am aussi en 2014 boobu Seydina Samba bi fi ne papam moo nekkoon candidat coalition. bi nga xam ne mooy taxaw Sénégal parti socialiste bi fi nekkoon ñuy taxaw Dakar bi boobu moo fi nekkoon yàlla def mu ñëw gane si ma seet si ma ma yóbbu ko kër sëriñ bi et de passage di rappeler ne si jamono boobu aussi bi muy ñëw boobu sëriñ bi ndeysaan toog na lu mat 2 heures ba 3 heures de temps di xaar Khalifa Ababacar Sall waaye xam naa ne booba li tax loolu lépp am ginnaaw yàlla ak taalibe gi ñu nekk tax na mais également suñu jëmm yi tax na Khalifa Sall yàlla defaloon amoon fi loolu ñu waajaloon ko ak bu Sall mu ñëw sëriñ bi dalal ko ñaanal ko yewi ko te jàpp naa ne depuis jour boobu bi mu demee sax bu fekkoon defaatul woon campagne sax tey élection 2014 dafa ko doon gagné parce que boobu lépp daanaka sotti na alors par la suite aussi si la gis ñi ngay dégg yëpp tey ñuy wax Khalifa Sall au niveau de Yoff lay wax si télévision lay wax bu njëkk dañ ma daan wax yow yaay xalifiste ñun ay socialiste lañ mais biñ demee ba à un moment donné aussi ma engagé wu si beneen combat politique muy référendum bi parce que xam nga tey Sénégal dafa toll foo xamante ni man dama ne war nañ tabax ay institutions yu dëgër parce que boo xoolee tey li xew si dëkk yi nga xam ne mooy dëkk yi ñu jege soriwul ñuy profité de passage vraiment di am lu ñu naqari trop si li nga xam ne moo xew mais également bettul kenn parce que aussi Afrique war nañ dépasser vraiment toujours ku toog rek laal constitution bi di ko modifier si lenn mooy di gën a bëgg di toog di ñëdd nguur te loolu conséquences yi gis nañ ko si président yu bëri en Afrique tey ñu ngi dund loolu malgré que ñu ngi koy dund mais am na ñoo xam ne ba léegi tiré wuñ si ay jàngat mais ñuy continuer toujours di laal constitution yi donc référendum bi mu ñëwee yooyu yëpp bokkoon na si liñ teeloon comprendre tax ñu engagé woon pour voter oui pas pour militer pour APR non pas pour nekk ñoo xam te ni dañuy nekk spectateur mais de demoon parce que dañu bëggoon soutenir oui bi pour sécuriser li nga xam ne mooy sunu institution yi nga xam muy constitution bi nga xam ne kenn du ko laalati ku toog benn ñaari mandat daal di dem bi ko waree battre campagne également ma bokkoon si ñi nga xam ne daanaka muy première élection bi nga xam ne ma Khalifa Sall séparé woon nañ parce que Khalifa ku rappelé bu ñu rappelé woo dafa voté woon oui man ma dem soutenir non bi alors bi nga xam ne soutenir naa non bi aussi président de la république yëg ko daal di may woolu waaw daal di may woolu à travers même premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne mu woo ma téléphone xamal ma ne président yëg na ne ñun wii bi lañ bëgg a soutenir alors dafa bëgg léegi am na benn meeting bu ñu waroon def si rond point Yoff bi parce que booba meeting boobu dafa regroupé woon parti yi nga xam ne yëpp dañ doon soutenir wii bi dañ defoon benn kii boo xam te ni chefs religieux yi chefs coutumiers yi ñor mouvement ñor association ñëpp dañ fa doon daje ñu président daal bëgg na nga assister foofu noonu après d'ailleurs sax dinaa woo Abdoulaye Diouf Sarr comme ça su wooy Abdoulaye Diouf Sarr ñu mën fa daje fekk lu jiitu loolu sax pour rappeler rek man bokk naa si ñi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne président de la République falu na am na jour mu def visite à Yoff ici nii bokk naa si man ñëw naa fekk Abdoulaye Diouf Sarr taxaw si buntu kër sëriñ bi ñu téye ko foofu garde présidentielle yi téye ko foofu parce que boobu kenn xamu ko comme tey man personnellement si ñàkk keñaan si joxe cër ma ne nañ ko bàyyi mu dugg parce que xam naa ne moo fi teewloon APR si jamono parce que milité woon na pour APR ma ne nañ ko bàyyi mu dugg moom si ñi war a dugg la bokk ñu bàyyi ko mu accéder si salle bi jege président de la République
également ñoom Moustapha Ndir tant d'autres loolu bi amee nag premier wax ma loolu ñu daal dem si meeting ba bii ñëwee tamit ñi fa nekkoon waa Yoff ak may dégg Abdoulaye Diouf Sarr jël kàddu à travers kii Njàmbe mu ne sunu frère Seydina Issa Laye Bane ñëw na pour soutenir wi ñu ànd alors wax ne sax premier ministre woo na ko alors dinañu ànd ñu liggéey pour wii bi parce que loolu du woon affaire politique parce que du affaire politique parce que ñun kuñ mos a affiché wul aussi dañuy garder li nga xam ne mooy suñu ay principe dañu am lu ñu gëm noonu lañuy toujours di doxee noonu wax ko publiquement Yoff yëpp dégg ko ñu dem penc Yoff ñu waxaat ko fa pareillement ba yàlla def si jamono yooyu tamit yàlla def man tamit bu ay gan administration Moussa ñëw comme appelé yooyu cérémonie officielle man maa daan gunge ñi nga xam ne ñooy autorité administrative yi étatique yi bu daan ñëw man maa daan jël kër sëriñ bi yóbbu leen si cérémonie officielle bi am lu fa xew loo xam te nii dama koy déplorer mais bon c'est du passé c'est derrière nous parce que def nañ ay sales jeux yoo xam te nii si diggante bu gàtt ki nga xam ne mooy Ndiambe Diop ma koy cité nommément ñëw na provoqué na foofu loo xam te nii après am na fu mu yegg mais man dama ne jarul ma koy topp mu sori yàlla def ma bàyyi mu jàll mais teewul ñun dañuy continuer toujours suñu trajectoire donc toujours si parcours bi ma demandé laa nekk quoi li nga xam ne mooy parcours politique yàlla def ñu jógee ci loolu bon élection li nga xam ne mooy législative yi ñëw ma nekkoon candidat ñu investir ma au niveau de Dakar bi ma investir au niveau de Dakar ki nga xam ne moom la àndaloon moom dañu àndoon parce que opposition la nekkoon et nekkoon d'ailleurs koo xam te ni sax si problème boobu jamono boobu nga xam ne Khalifa mu ngi ne si ay jafe-jafe mu sonnoon ci loolu d'ailleurs te ñun tamit dañ si gisoon suñu bopp parce que man Khalifa yàlla def na am nañ ay relations yu particulier man ak moom. mën nga ko nommer kooku. waaw muy El Hadj Diouf. bu mu ñëwee El Hadj Diouf nga xam ne moom dañu am ay relations yu yàgg. alors bi ñu àndee yàlla def ñu dem li nga xam ne mooy élection législative mu défendre Khalifa Sall sonnoon ci Khalifa Sall si jamono boobu ñi nga xam ne ñu ngi si actualité politique nañ xam li may wax baax a baax te Khalifa nekkoon koo xam ne nii si man ko spécial la woon comme ni ma koy waxee parce que dañu amoon ay relations yu jege man ak moom waaw dama di déggante di may laaj xalaat ma koy wax sama xalaat moom it mu may wax xalaatam ba bi nga xamee ni jafe-jafe dal na ko sax mu nekk prison ma ñëw fa si teel gi bokk naa si jëkk gis Khalifa Ababacar Sall parce que bi ma yegsee gis naa foofu gars yi bëri ngay gis ñu ngi wax lii bi ñu toogee ñu jël permis dem jox ko permis moo war a tànn ñi muy jëkk recevoir bi ma ñëwee man xalaatu moon sama bokk si parce que gis naa fay autorité gis naa fa ñëpp Khalifa daal di jël sama ma ñëw garde pénitentiaire ma ne que bon dama jël sama autorisation de visite permis de visite bi parce que xalaatu moon ne Khalifa dafay recevoir mu ne ma Khalifa ne nga xaar ko pour montrer juste rek relation yi mooy man ak moom par la suite noonu ñu dem élection législative ma nekkoon candidat au niveau département Dakar ñu dem yàlla def perte wuñu mais gagné wuñu parce que élection boobu gis nga ni mu tëddee woon alors ñu jógee ci élection boobu noonu alors ñu continuer toujours ci li nga xam ne mooy sunu trajectoire mouvement jàppal ma jàpp bi voilà ba tey yàlla def alors ñu bëgg a démarrer li nga xam ne mooy ñu jëm ci li nga xam ne mooy élection locale tamit ñu bëgg a présenté wu parce que ñun yoruñu mouvement boo xamante ne nii tey si télévision yi wala si Facebook bi wala si rajo yi rek lay nekk mais dañuy nekk sur le terrain di manœuvrer di gis nit ñi di waxtaan ak nit ñi parce que maa ngi rappelé rek comme Ousmane Sonko tey maa ngi fàttaliku en 2016 ma def ñu dem benn meeting Y'en a marre parce que ñun tamit ci combat yëpp dañu présent dañ ko fekkee dañ ko teewee ma daje fa ak ku mel Ousmane Sonko ma jël fa kàddu di fa rappeler di fa wax li muy wax tey ne Macky Sall est un homme du passé même s'il est né après les indépendances malheureusement il n'a pas su comprendre l'aspiration du peuple di wax yu mel noonu di wax ne transformer le système politique si genre yooyu ma wàcc mu woo moom apprécié mu woo moom ndeysaan no tudd diw laa tudd fa dëkk Yoff yëkki carte visite am jox ma booba kenn xamu ko comme nii tey ba yàlla def la suite bi ma voyagé sax dama ko woo après sama numéro daf ma xam wane sax dafa ko andi sama tur la jaar mais yàlla def na man tamit nekku moo ko xam te ni tamit leader ñoom ñëpp muy Macky Sall ñoom ñëpp muy Khalifa Sall muy Sonko muy ñoom ñëpp ay Sonko samay boy lañu quoi fa ma ne samay boy lañu mooy ñun bi ñuy nekk ci affaire bi amuñu visibilité bi ñu am ñoom mais ñoom si la ñu fekk ñu yëg si kaw podium meeting yi di wax di def yooyu di dem télévision wax boobu ñoom ñu ngi si mbooloo bi ah mais man nekk naa koo xam ne malgré relation yi moom ñoom ñëpp du ma dem di leen fekki maanaam man damay nekk sur le terrain di liggéey mais dañuy daje après si li nga xam ne mooy réalité terrain bi mais du ma dem jamais di amul benn politicien yi si ñoom ñëpp koo xam te ni mën na la Issa dina ñëw di ma seet si pour gis ma wala am si man soxla wala genre non alors noonu ñu daal di nekk ci li nga xam ne mooy li ñu nekk ba tey jii aussi ñuy jëm élection locale ñu bëgg a taxaw aussi dem nattaat suñu bopp si suñuy biir mbokk waaw parce que Yoff tamit comme ni ñu koy waxee dañu am amour ba nga xam ne
bu ñu président xamee bu ñu ministre xamee bu ñu njaboot gi bu ñu ñëpp ci xamee bu ñu autorité yëpp xamee Yoff a tax kon à retour ñun toujours dañ am loo xam te dañ ko amul Yoff moo tax chaque fois bu ñu taxee ne dañ bëgg a defar dëkk bi parce que bu ñu nee ku bëgg a nekk maire dëkk bi mooy ku bëgg a defar dëkk bi ñun day gis ne dañ war a ñëw taxaw bokk si ñu ne dañ bëgg a defar dëkk parce que dëkk bi li muy defal amuñu lu ñu ko fay lu dul fu ñu waree taxaw lépp luy defar rek ñu bokk si ñi nga xam ne ñooy ñuy defar voilà daanaka si gàttal am na lu bëri lu des mais mën naa si résumé noonu. non am na solo mais juste que il faut que ñu rebondir si yenn aspect yoo xamante ni dégagé nga ko ndax bu ma déggee bu baax déjà mën nañ jàpp ne Seydina Issa Laye Bane moom nekkul nit koo xamante ne peut-être day fidèle ak envers des personnes mais ay principe am la am te moom lay défendre. Voilà donc loolu moo tax peut-être benn divergence de point de vue moo la séparé woon ak Khalifa Sall ci référendum bi. Donc oui et non la woon. te aussi loolu en parallèle moo la boole woon ak peut-être APR. parce que ñoom aussi nga bokkaloon vision si affaire boobu. par rapport aussi ak point yi ñu si fàttaliku point yu bëri yoo xamante ne tey ñu ngi ko doon voté à l'époque. Voilà donc muy benn lecture bu ndaw bu ñu def par rapport à ça. mais léegi ñu bëgg a xam nag actuellement tey Seydina Issa Bane moom ci ban côté la féete. Déjà parce que am na benn publication boo xamante ne gis naa ko personnellement bu récente ak leaderu Agir muy Thierno Bocoum voilà moo tax ñu bëggoon xam actuellement nag moom ci ban côté la féete. waaw man moom actuellement nii dama waxoon ne xam nga man dama bokk si ñi nga xam ne si Yoff dañuy def politique mais dañu mérité Yoff yëpp encouragé leen xam nga lu tax parce que man dama teg relation yi teg parti yi teg yëpp di bubboo si ay parti wala ay relation lépp ne le ne man damay dem sans pour autant ak ñi ma àndal nag d'ailleurs dañuy dem sans pour autant di wéeru ci parti wala di wéeru ci ay nit influence boobu di ñu yóbbaale ba duñ mën a natt suñu bopp mais dañ bëgg ñu ne dañuy bàyyi lépp ñu dem militer Yoff jéem a créer suñu propre base mais bu dee fukki nit ñu topp ñoo xam ne fukki nit yi ñooy fukki nit yi nga xam ne ñoom la mouvement bi am maanaam pour wax la rek ñun fi ñu féete actuellement Yoff la parce que Yoff la ñu dëkk te politique base la d'abord parce que tamit politique nekkul comme ni ko ñenn ñi jàppee ñu bëri parce que ñenn ñi foog nañ ne politique réussir si mooy am ay poste député wala nekk ministre wala yooyu daal ñoom ñoo leen jàppe réussite bi mais pour man tey nga génne xool sa koñ sax mu salte nga exemple bu mën a citer récemment sama koñ am na benn kër boo xam ne daanaka dañ ko abandonné woon mu am ay mbalit ak yëpp si Sicap foofu chef de quartier bi woote na daanaka kenn fekk si ko si bi ma ko yëgee dama woo samay contact jox ko ñaari oto pelle camion safrala jox ko ñaari oto camion jox ko pelle mécanique ñu ñëw nettoyer foofu ba mu set ñëpp waa quartier bi kontaan seen délégué de quartier bi kontaan ñëpp kontaan parce que man dama jàpp ne loolu mooy politique politique nekkul non man maa teewal parti tel man maay diw man maa ministre man ma nekk naa non politique mooy pour man lépp luy gérer cité bi rek lu baax loo xam te ne gis nga ne lii boo ko defee mu doon jariñ wala mu baax wala mu wax lu rafet la wala jëf bu rafet la rek man pour man boo ko defee rek politique boobu man réussite sama réussite loolu la maanaam ñu ne baan day kër gii bi ñu ko nettoyé bi mu saltee ginnaaw yàlla caw baan moo tax mu set donc jàppale investissement humain tey dafa nekk partie bu am importance ci biir mouvement jàppal ma jàpp mais effectivement dafa am solo trop parce que ñun récemment boo fàttali ko am na ñu ko mën a seede yu bëri dañ doon def chaque dimanche day dem si plage Yoff bi exemple bu ñu demee si plage bi Ngaparou Layeen Apexi nettoyer avec nos propres moyens nettoyer ba mu set gaz kii bi ñu suul nag parce que affaire boo suulee baaxul waroo nettoyer après gas foofu suul parce que yu si bëri du seet day demaat ba par la suite après boo bëggee utiliser foofu suuf bi sax da nga am problème ngay gis bu ndox bi bëree sax muy génnaat ak yooyu donc malgré que fii ni ñu waroon a utiliser waat plastique yeeg yooyu yëpp des na mais waroon nañ li ñuy dajale foofu ñu recycler waat ko ba nga xam ne dañ si mën a jëfandikoo si leneen ak leneen parce que tamit au-delà de set setal bi war na mën a doon loo xam te ni day produire dara mais ñun dañ doon def chaque dimanche samedi dañuy dem ci plage bi nettoyer fatu d'ailleurs sax waa Ngaparou yi de passage bi def seen pavage yëpp ñun foofu la ñu fekk ñu nekkoon fa ñu ñëw aussi doon leen accompagner jàppale leen ak yëpp donc ñun loolu daal lañ gëm mooy que ne Yoff daal moo ñu tax a jóg Yoff la ñuy politique donc ñun lépp lu ñu gis ne yaakaar na ne lii Yoff mu ngi si jariñu buñ ko defee ba pare même bu ko ma sàmma dem xamul bu ko ma dem xamul même bu nit ñee toppee mbumbaay bi noonu ñun bu ñu toogee fi ñu toog kit nañu ak suñu conscience féex nañu parce que xam nañ ne posé nañ acte bu noble boo xam te ni vraiment même bu ñu nekkul ministre nekkuñ dara sax bu ñu lekkee suñu mbaxal sax toog ak loolu ñu def vraiment on est à l'aise quoi ça macha allah donc ñun loolu lañu gëm daal en fait te loolu def naa dañ si war a inciter tout le monde à ce que ñu xam ne dëkk bi ku si ne da nga si am wàll te wàll bi bul xaar ay responsabilité bul xaar naan
maa ngi war a jiitu ma non ku ne na jàpp feneen rek te loo xalaat lu baax luy jur njariñ luy defar la nekk ci et c'est ça le plus important pour moi et pour nous d'ailleurs voilà c'est ça quoi. Effectivement muy la am solo mais tey aussi ñu jëm ci ay échéances électorales muy élection locale yi nga xamante ne mooy ñëw janvier 2022 duggaguñu officiellement ci période campagne mais gis nañ ne ñu bëri ñu ngi ci pré campagne ñu ngi gis visite de proximité yi et tout mais aussi am na wax juy jóg bien vrai que amul dara lu officiel loo xamante ne jot nañ ko dégg muy que opposition bi tey ñu ngi am benn cadre de concertation di waxtaan pour présenter benn candidat unique ma bëggoon xam yow ban point de vue nga am ci situation boobu ndax aussi concertation yooyu yaa ngi siy prendre part. waaw bien sûr maa ngi siy participer de passage maa ngi fàtte sax am na sax ma Thierno Bocoum bi fi ñëwee yàggul effectivement Thierno Bocoum ñëw na seet si sama dimanche te récemment ku ne dégg na ko par rapport ak coalition bi nga xam ne moom la ñu bëggoon taxawal kàddu yi mu si yëkkati woon ñu partagé woon tamit vraiment même yëg-yëg bi parce que coalition yi nga xam ne au niveau local moom la ñuy wax ñun ñu ngi siy daje am na 3 rencontres yoo xam ne assisté nañu ko d'ailleurs et de passage gis naa benn candidat bu ñu invité woon récemment fii moom gëjoon assisté si réunion yi mais dégg naa mu siy wax mais loolu amul solo mais de toutes les façons ñu ngi si assisté nañ si 2-3 fois mais entre temps am na lu bees lu am mooy am na beneen coalition bu taxaw entre Khalifa Sonko ak quelques partis je sais pas 24-25 partis yu ñu wax ñoom ñoo coalisé mais boobu ñi ma dégg Yoff ñu ne dañuy déposer am intention nekk candidat yëpp defe naa bokku ci coalition xanaa ñaar Pastef ak Taxawu Sénégal laa si dégg ñu ngi si bokk te ñooñu si réunion ñu daan def daan si participer bon je sais pas ndax ñoom dinañu continuer ak ñun si ñu jéem a créer benn coalition bu ne locale la et waaw wala déet loolu mënu ma si tontu mais je sais que ñun ñu ngi concerté wu ñu ngi waxtaan te mu ngi avancé bëgg nañu incha allahu rabbi ñu taxawal coalition boo xam te ni parce que élection fi mu tollu tey nekkatul ñuy dispersé wu di si dem waaw nekkatul loolu boo ko defee rek gis nañ élection yi fi jàll yëpp parti au pouvoir du am sax 50%. li si 49 lay am li si des lépp opposition ñoo koy séddoo ce qui fait que bu ñu booloon rek kon mën nañu gagner parti au pouvoir mais parfois da ngay gis ne ay intérêt crypto personnel moo ñuy égoïne am moo ñuy kii ba dañuy sax ñëpp perte te man loolu dama jàpp ne politiciens yi toujours day ci am responsabilité parce que comme ni ma la koy waxee rek politiciens yi fi mu ne nii depuis 1960 jusqu'à nos jours même ba ci coalition yi si nekk ñoo fi mus a nekk depuis toujours te il est temps vraiment ñu ne politiciens yi vraiment may leen ñu daal ñu jéem a xool leneen jéem a xool ñoo xam te ni vraiment politique de développement la ñuy def parce que à chaque fois mënuñu aussi à chaque fois bu ñu waxee élection rek ñu bëgg ko tourner autour de 2-3 personnes ne ñoom ñoo war a dem ñëpp war a ànd seen ginnaaw te même yooyu même personnes yooyu noonu toujours ñoo fi nekk bu ñu demee ñii ñëw bu ñu demee ñeneen ñëw ainsi de suite ñii nekkoon nañ ministre si nguur gi fi jógee ñii nekkoon nañ ministre bu jiitu te de passage man personnellement li nga xam ne moom laa xalaat ci coalition yooyu mooy li ma ci kii ñaawlu rek mooy approche bi daal laa rafetlu loolu daal parce que xam nga bu ñu waxee ne fi dëkk bi tollu metti na war nañ yeewi askan bi yooyu yëpp ci slogan baax na déggin bi neex na mais en réalité dañ war a mu ne dëgg daal ñu sur le terrain ñu jëfee dëgg daal mooy ñu fexe opposition bi yëpp bu ñu xeeb kenn amul kii am na 1000 électeurs kii am na 5 non bu ñu xool loolu nañu fexe. coalition bi da nga jàpp ne warul nekk lu national carrément mais ku nekk dafa war a organiser wu au niveau local. mais mënul ñàkk parce que xam na moo tax parce que ñëpp nekkuñ ci ay partis politiques. effectivement ñëpp nekkuñ ci ay partis politiques parce que bu fekkee ne yow da nga ne APR concerné wu la concerné wu ma ah si li ma yaakaar yow concerné wu la mais man concerné wu ma. boo nee taxaw Sénégal concerné wu ma yaakaar naa aussi concerné wu la te yow ñàkkul peut-être am na loo mën a apporter donc yow war na la mën a jox possibilité boo xam te ni tey bu fekkee dañu war ubbi benn coalition ba ci association comme ni ñu wax parce que doo taxawal benn affaire comme ni ñu ko def maa ngi dégg seen communiqué bi mujjee def récemment ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw autour de coalition bi parce que waxtaan leen li ñuy waxtaan ba pare te am na loo xam te ne ay protocole yoo xam te ni déggoon nañ si ñoom ba wax ñi nga xam ne ñoo war a présider coalition bi ça tourne autour de quelques personnes parmi ñaata ñoo xam ne ñu ngi si biir ce qui veut dire que keneen ku ñëw rek da ngay renforcer ñooñu donc loolu du ànd ah man de du ma àndee nit si noonu boobu man du ma àndee nit si noonu xëy na bu fekkee damay def lu baax par exemple ma war a dem nettoyer géej wala def leneen mën naa dem ut samay moyen door a woo nit ñi bu ñëwlee ma dem def ko bañ a xaar kenn d'accord si lu baax mais bu dee ni ñëw leen ñu ànd vraiment da nga war nga déglu xalaat yëpp déglu xalaat yëpp c'est important du tey tamit ku ne xam na sa bopp ñu bañ a ñu wàññi suñuy prétention daal nga xam ne yow da ngay xam ne lii nga tollool di yootul ëpp loolu mais teewul bu ñu ubbi waxtaan teewul tamit ku ne xam ne ay kan
ku ne xam nga loo mën ku ne xam nga lan nga am si mbooloo ku ne xam nga nangam donc ubbi waxtaan wala boole ñëpp ñu nekk benn toog waxtaan du tee tamit solution mën nañ ko trouver donc man dama gis ne si coalition bi daal vraiment li pratique yi jëkkee daal feeñaan na si daal te loolu du jur yaakaar parce que Sénégal dafa toll foo xam te ni dañu sonn si nax yi mooy à chaque fois bu élection jotee li ñuy wax ak après du doon benn toujours dañuy ay promesses non tenues quoi. waaw ay promesses non tenues lay doon léegi jusqu'à quand bu ñu biyee ñu ne non bii ñëw dina jeex et voilà dina jeex bu ñëwee ñu def faat même pratique yi ñu toogaat après 5 ans non bii ñëw moom dina jeex ñu ñëwaat bu jour élection jotee rek ñëpp fàtte seen i xam-xam fàtte seen i principe fàtte lépp non lii la bu loolu jàllee les mêmes personnes yi lay fal ñuy tournois di xeexaat ak yow même personnes yi nga xam ne ñooy taxaw di défendre tey naan diw je ne peux pas may citer ay non après bu toogee même pas un mois waxuma la ay attends même pas un mois ñooy génnaat di la saaga la preuve Abdoulaye Wade bi ñu ko falee folli ko bi mu ñëwaatee juum nañu góor gi dañoo juum te tey même des politiciens yu mag sax dañuy dem si Abdoulaye naakaan baal maax et man personnellement damay wax ne man mosuma regretter sama choix si benn politicien parce que toujours damay jël position boo xam te nii du ma ko mos a rëccu mosuma am déception si kenn si politicien parce que man ni may àndee wala ni may demee du ma demee selon voilà daal parce que da ngay seetlu même da ngay gis ñoo xam ne sax si réseaux sociaux yi ñu dañ koy suivre tout le temps comme ni nga ko waxee da ngay gis par exemple ku wax si sa leader lu baax rek gars yi apprécier gars yi di la partager sax même gars yi di am nu ñuy gisee si yow lu baax par contre ku wax sax dëgg sa leader même bu dee dëgg bi métti na sax léegi nga gis ñëpp di ko wax lu bon di ko wax leneen comme si que nit ñi léegi amatuñ droit ñu wute ay xalaat. liberté de pensée bi moom lañ ñu xañ. dañ koy jéem a xañ parce que loolu lépp politiciens yi la daal parce que ñoom toujours lu leen arrangé rek liñ bëgg a dégg même jaralee sax ñuy fen da ngay gis loo xam ne parfois sax ay intoxication rek lay doon wala ay montage lay doon ak nouvelle technologie ni avancé yëpp rien que pour manipuler nit ñi te yooyu dafa ne yoo xam ne nit ku ne da nga war a seet sa diggante ak sa borom parce que ngay financer ay nit ci loo xam te ni dara lu newu ci dëgg ba ci dem ba ci biir ñëpp juum ba ay kilifa sax juum si yu mel noonu waxuma la sax àdduna jaru ko mais yombal xiyam sax suñu borom mën na la cee def ay mbugal te tey jii politique bi vraiment dafa laaj ñu xoolaat njariñ li daal te xam ne du ay nit par exemple ñu ne non Macky non du ay Macky Sonko Khalifa non dëkk bi ñëpp ñoo ko mën defar ku ci ne am na wàll boo ci def ku ne xoolal yéen tey jii exemple seen télévision bi comme ni ma koy si départ bi ay jeunes ñoo fi nekk di liggéey di jafeli seen bopp di liggéey te boo leen gëmul tuuti seen bopp politiciens yi ger leen ngeen perte crédibilité tuuti boo leen gëmul seen bopp je vous dis léegi ngeen gis politiciens yi ñëw dañ bëgg ñun rek ngeen ñuy en exclusivité ngeen ñuy jël di nangam pare nañ pour teg xaalis bu mu mën a doon te boo leen soo amul tuuti gëm-gëm rek di ngeen ko accepté bu ko defee bu bànnee duñ ko teg wala bu keneen ñëw duñ ko teg à la limite day ne ba crédibilité sax doo leen ko amati moo tax li ngeen def nii gëm lañ ko ngeen nekk ci te xam ne lii ñëw si kanam moom moo dax te ñëpp buñ ko gëmandooy noonu gëm seen bopp am fulla am jom am fayda gëm ne ku ne li ngay am yaa koy may sa bopp bañ a dépendre si gars yi nga xam ne dañuy ñëw di la guerre di détourner say objectifs ak yooyu moytu leen vraiment dëkk bi dinañ ko defar daal mais dëkk bi vraiment ba léegi daal des na vu ni muy doxee des na daal waaw parce que man comme je dis tout le temps mooy gisuma fi benn politicien bu fi wax lu fi keneen xamul wala lu fi keneen waxul wax bi du dara mais les actes c'est important moo gën a am solo. macha allah donc muy kàddu yu am solo yoo xamante ne nii tey Thiaw Bane yëkki na ko xam naa ci noonu rek la ñuy joxe le relais à la régie incha allah ñu dugal publicité ñu ñëwaat sur le plateau pour deuxième partie émission bi.
merci beaucoup à la régie di leen dalalaat encore une fois chers internautes et téléspectateurs ci seen émission sans contredire di leen rappeler que ne tey ñu ngi am comme invité Seydina Issa Laye Bane donc ci toujours ci biir waxtaan bi Thiaw Bane ñu bëggoon xam tey yan rapport nga am ak bon mën nañ leen a tuddee adversaire politique entre guillemets mais ñi nga xamante ne tey ñoo nga bokkandool nekkandoo ci opposition Yoff. waaw loolu moom am nañu ay relation yu baax pas ak ñëpp nag quand même. parce que man tamit du ma toog si télé rek di rafetal di wax loo xam te ni tamit nekkul dëgg. mais comme ni ma la ko waxee rek man képp koo xam ne ni Yoff moo la tax a jóg Yoff ñor la te Yoff gënal la sa parti. quand je dis ça mooy parce que am na ñoo xam ne ñu ngi fii dañuy politique ñu ne dañu bëgg a Yoff te bu leen parti bi ne woon defal lu arrangé wul Yoff comme ni ñu ko gisee récemment si wàllu foncier beeg yooyu yëpp nga def ko. man ñi nga xam ne Yoff moo leen tax a jóg Yoff a leen tax a politique bu leen Yoff ne woon léegi opposé nguur gi ñu opposé ñoo ñëpp maa ñoom ñu ngi am ay relation yu baax mais ñi nga xam ne nag parti yi ñoo leen jiital ñi nga xam ne dañu bëgg ay cër ñi nga xam ne dañu bëgg maa jiitu ñi nga xam ne dañu bëgg man rek la ñi nga xam ne day yaakaar ne bu asamaan doon wàcc sax ñu gàttandu ko te defuñu fi dara lu tax ñu am loolu lu dul rek fekk lu ñu liggéey ba mu pare ñu ñëw rek affiché wu di wane fëgg seen dënn te du leen loo xam te ni ñoom la bu dee ñooñu maa ñoom amuñu benn relation mais ñi nga xam ne Yoff a leen tax a jóg ñuy liggéey pour dëkk bi basé wu ñu si benn parti politique ñooñu ñu ngi gisee ñu ngi waxtaan. te am yaakaar ñi nga bokkal ak principe quoi. waaw principe yi ñun bokkal principe mooy ñi nga xam ne nii defuñu li fi pratique yi fi nekkoon depuis 1960 parce que parti socialiste ñaata mu nekk si nguur gi fi pendant ñaata depuis 1960 ba naa ne. 40 ans ñoo fi bëgg a nekkaat di taxawaat di soppi tur rek mais même personne yi la même pratique yi ak yeneen parti yi fii gis yu bëri noonu donc ñooñu montré wuñ seen épreuve nekk nañ fi lan lañ fi def defuñu dara nañ xool leneen mais ñi nga xam ne nag li bees lañ mosul leen jox te ñu ngi def si dëkk bi xaaruñu dara ñun ñëpp ñu ngi toog ñu waxtaan xool lu ñuy def ba créer loo xam te nii yëfu Yoff kese la pare ba suba bu Macky Sall wala keneen ku fi mën a ne taxaw bëgg opposé Yoff si dara ñu taxaw pare pour joxe même suñu bakken pour Yoff ñun loolu lañ bëgg a taxawal waaw parce que Yoff ku xam collectivité la bu xam ne dafa mës a autonome ndax ñi nga xam ne ñooy colons yi sax bi ñu fi nekkee si traité yi nga xam ne mag ñi dañ ko signé woon ak ñoom dafa am si lu leen boole am si loo xam ne ni boolewul leen si am si loo xam ne dañ siy wax am loo xam ne duñ ci wax am loo xam ne nii dinañ fekk am lu dul fekke kon bu ñu doxee ba jamono tey ñu bëgg a tënkuwaat si colons yi parce que colons yi ay nit ñuul la léegi ñu bëgg a tënk Yoff bëgg a jëbaluwaat seen bopp si ñooñu à travers ay nit yoo xam te ni dañuy wax ay Yoffois lañ wala dañuy défendre intérêt Yoff mais ay parti ñoo leen di manipuler donc man dama yaakaar ne Yoff laaj na nag vraiment li mag ñi vrai que dañuy nangu tamit fi jamono toll jamono dox na. am na lu bëri lu changé lu nekkoon lu bëri nekkatul mais si forme yi tamit mën nañu fexe ba delloo si waat Yoff bi nekkoon ñu xam ne kat attention Yoff kat maire ba fa ne wala ña fa nekk di politique wala ña fa nekk di défense Yoff Yoff a leen gënal. leneen lu ñu am loolu nag nekkul koo ko wax même ñi koy def sax ñam ñiy xëy intérêt Yoff sax boo waxoon danaan Yoff ma gën a lépp lu mu am sans conscient que ne ñoom ñu ngi toujours di néewal doole Yoff di diviser coutume bi di diviser kilifa diine yi di diviser Yoffois yi ba pare ne Yoff moo ma tax a jóg Yoff laa bëgg Yoff mooy nangam yooyu yëpp peut-être man dama jàpp ne ku jiital àdduna rek mooy doxale noonu te Yoff nag vraiment dafa war a autonome kon ñun nag ñi nga xam ne ñu ngi si politique bi Yoff rek tax leen a jóg ah ñun ku mën a doon président ku koy incarné rek ñun ñu ngi sa wet dinañ ànd. saw yàlla donc muy affaire bu am solo mais bu weesoo léegi tey sa naataango opposant yi mais le maire bi fi nekk actuellement ban relation nga am ak moom. non maire bi moom pour dire vrai amuñu benn relation. parce que depuis ba ñu àndee am na jour mu nuyu ma ndeysaan maa ngi fàttaliku école de benn journée c'est pas lu xawoon foofu consultation lu xaw ma lan. fois mi dama dugg rek dajeek Abdoulaye Diouf Sarr noonu alors bëgguma sax tudd turam parce que newu fi mais nag bon comme mooy maire dëkk bi dinañ ma comprendre peut-être mu accolade ma noonu ne ma vraiment dama la respecter dama apprécier sa ay contribution yi ngay def si actualité bi si yeneen ak yeneen di rafetlu daal sama xalaat déy ma ko noonu man foog naa sax xaw ma der alors ñu toogaat tuuti ñu beneen jour pencu Yoff mu ne man sama papa effectivement il a raison ak ndijaayam asu yal na yàlla dolli seen leer ñoom ñaar ñu gaañu nañ moom mu ne naan ataaya kon bu ñu yàlla boolee da siy kontaan yàgg naa li ma ni c'était en 2016 comme ça mais bi affaire yi jeexee su ma rombee nii du ma nuyu day romb dem pour dire que ñoom dañ bokk si ñi nga xam ne ku bokk laa ñoom xalaat
ou bien boo ko ñoom gis-gis ennemi nga noonu nga te fii noonu amu fi def na wutante xalaat nag mënul ñàkk même si kër sax même sa njaboot sax loolu mën na am te lu ñuy accepté la quand même parce que yàlla sax dina wax dara à travers yonente yi sallallahu alayhi wa sallam nga gis nit gise neneen te bu ko neexoon loolu du am donc il faut ñu nangu tamit diversité boobu il faut ñu nangu vraiment wuute yi si xalaat yeeg yëpp il faut ñu koy accepter donc pour wax la rek man ku mel noonu nag damay wax ne man yaakaaru ba ne sax fi ne nii su ma gisee xam na parce que fois su ma rombee du ma nuyu voilà mais bi ñu àndee moom xamoon na ma doon na tagg doon na wax lu ne mais après ñu àndatul xamatuma depuis boobu nag laa gëj am ay nouvelle am voilà. ñu basé wu un peu aussi ci seen vécu yéen ñaar seen passé ndax am na jarul sax man ma si ñëwaat ndax am na yenn anecdote yoo xamante ne jot nga ko avancé tout à l'heure mais tey aussi si toutefois par la plus grande providence Abdoulaye Diouf Sarr tey oo woon Seydina Issa Laye Bane ne ko dama bëggoon kat élection yi nga xamante ne mu ngi ñëw pour ñu ànd ñu liggéeyandoo si ensemble maanaam nga rejoindre ay rangs bu boobaa ban taxawaay ngay am. non loolu moom man yaakaaruma ne Abdoulaye Diouf Sarr loolu dina ko xalaat parce que daanaka léegi mu def fi ñaataat. 7 ans. voilà donc doo liggéey man bu ma nit kii woo si defar dëkk bi. du ma ko bañ. tey jii soo ñëwee nga ne ma par exemple dama bëggoon am sa xalaat si lii si benn mbir boo xam te ni mën naa la jox sama xalaat même boo nekkee maire te bokkuñu parti sax man bokk naa si ñi nga xam ne accepté naa ma jox la sama xalaat bu fekkee xalaat bi dëkk bi mën na si jariñu mais kaay ñu ànd ñu dem ci dëkk bi sensibiliser nit ñi Mumbaay après ma gagné nga demaat soxla ma sa xalaat soxla ma li doon li doxul loolu li yebee ma noonu sax d'ailleurs non yebee ma noonu mais bu fekkee ne avant les élections wala temps normal nit ki dafa soxla sa xalaat nga mën ko dimbali si sa xalaat te yàlla rek tax te muy doon luy jariñ il faut pas ngay bañ def loolu def ko jokk xalaat bu fekkee xalaat buy jariñ la parce que d'ailleurs man loolu laa gëm mooy opposition d'ailleurs parce que opposition boo fa nekkee war nga nekk seetu si ki nga xam ne mooy ne ci mooy ki fal élite war nga nekk seetu si moom pas di xaste di saaga déedéet da nga war def ay proposition da nga war a di def joxe ay solution par rapport ak problème yi ba nga xam ne ki ngay opposé à travers yow day man di xam fu muy teg tànkam loolu lay opposition mais pas opposition boo xam ne nii saaga wax lu dëgg sosal wala kii ne si pouvoir tamit di xaste wasa non man loolu d'accord moo si politique mais nag war nañ mën a jariñante si ay xalaat si ay proposition si ay solution parce que loolu mooy tax nit gis seen bopp ba day politique dafa ñëpp ko bëgg xam nga loolu bu dee politique boobu ñëpp ko bëgg parfois nga dégg ñu ne xam ne bëgguñu politique xam nga lu tax parce que politiciens yëpp pour ñoom na ma yàlla baal si wax bi danaan fenkat lañ politiciens yëpp saagante politiciens yëpp ku politique ñu tëj la prison ku politique ñu jiñ la dara ñu def dara ba ku def politique sax say wajur dañuy tiit bul def politique baaxul mais bu dee politique boo xam te nii luy jariñ la si xalaat si dimbalante si wax lu baax si def lu baax kenn bañu ko yàlla ñu tim xam na loolu sëriñ si sax bañuñu ko boobaa sëriñ si sax da nga gis ñu dugg ci politique bi te sëriñ si d'ailleurs dañuy jàpp seen neutralité mais bu dee loolu am na ñëpp dinañ politique kon am nañ si responsable moo tax ma ne la tey ma daal si yooyu noonu laa toll waaw moom fi mu toll nii ak man ni ma gisee du benn moom fi mu nekk noonu moro moo parce que man ni ma gisee noonu moom gisewul noonu politique moom comme politique wu politicien la gisee. d'accord donc ñu jàpp ne bon pour l'instant gisoo daal par quelle voie wala par quel moyen ngeen war a uniroo ndax ay principe et tout voilà léegi nag mu bëggoon xam tey aussi moom def na fi 7 ans instant bi mais janvier 2021 mën nañ 2022 bokk mën nañ considérer ne 8 ans la fi def ndax tey 2014 la ñëw mais ban appréciation nga am ci bilan am ay réalisation jusque là ce qui a été positif ce qui a été négatif li nga xamante ne war nañ ko améliorer. waaw man li ma jàpp rek mooy lenn daal la réussir si bilan am wax ju neex boo ñëwee comme ni kii di wax noonu layam-layam yi daal layam-layam moom mën na ko mais quant à réalisation parce que xam nga tey projet yi nga xam ne moom ngay dégg fii yëpp depuis mu nekk fi c'est des projets yoo xam te ni bien avant moom projet yi existé woon na peut-être que financement bi ñëw na parce que état continuité la tey jii wóoruma te yaakaaruma ko it Macky Sall peut-être am na ay projets yu maam yoo xam te nii peut-être kay réaliser ñëwagul bu demee rek kooku mooy ñëw fekk fii financement bi nekk fi mu réaliser ko fekk moom moo ko xalaatoon alors kooku bu ñëwee
tombeex loolu ñëw warul waxuma ne bu mu ne moo def wala nangam mais na fexe aussi def leneen def plus dañ defar loolu mais def leneen te li fi ne muy ñi fi gis yëpp daanaka man jàpp naa ne nekkul loo xam te nii moom moo ko fi def waaye am na lu mu mënoon def mais loolu dafa manqué muy volonté politique parce que mairie amul doole képp koo xam ne yaa ngi toog di critiquer mairie si lu bëri da nga xamul mais mairie amul kantan bu mu mën a def lu bëri li mu mën def dinañ si ñëw mooy am volonté politique rek. mais tey ak avènement wu acte 3 bi quand même acte 3 de la décentralisation ak compétences yi nga xamante ne transféré nañ ko mairie je pense que dooleem xaw na yokk par rapport ak avant donc nekkatul ay communes simplement mais ay communes de plein exercice la ñuy wax léegi. waaw plein exercice la ñuy wax mais léegi la moo tax léegi tey yow bu fekkee maire nga ñu fal la comme ni ñu fale président de la république. Yoff am na fi problème suuf. effectivement foncier problème suuf boobu yow naqari na Yoff yëpp naqari na Ngor naqari na Wakaam yëpp lébu nag bokkul ak lébu bu jàppee du bàyyi. xam nga fi ne foog na ne nit ñi dañuy gaaw fàtte lébu du fàtte am na fi la moo tax ak 3 boobu compétence bi ngay wax noonu doxaloo ko taxaw opposé état bi si li nga xam ne mooy li lay jaxasee say mbokk li nga xam ne mooy li ñuy jël si jaay doole ak 3 bi loolu rek lay jëriñ parce que yow bul fàtte ne maire dañ ko fal comme président de la république man su ma nekkoon maire Yoff tey je suis prêt même pour ma bàyyi bu fekkee dañu ma def ministre je suis prêt même pour ma bàyyi poste ministre bi je suis prêt même bu fekkee dañu ma def directeur lu ma def je suis prêt même pour ma bàyyi ko mais li ma waa Yoff fal mënoo ko jël ci man dinaa taxaw. élection ak nomination en fait. waaw dinaa taxaw défendre intérêt population Yoff waaye ak lu ma si am nag jël parce que loolu mooy sama sacerdoce d'ailleurs damay taxaw défendre intérêt population parce que acte 3 bi rek lay jëriñ mais bu fekkee ne yow na ne maire yi plein exercice la yow nga nekk maire yi ba pare te li nga xam ne yaa ko moom sax doo ko jël li nga xam ne dëkk bi la ko jox constitution bi moo la ko jox garanti ko nga ne du ma ko jël parce que su ma ko defee kat li arrangé wul sama parti su ma ko defee arrangé wul président de la république léegi nag fi nga dëkk nag amul problème mën nga leen léger bu élection jotee nga ñëw ger leen amul problème non am na problème parce que ku nekk boo nekkee maire war nga fexe liggéey loo xam te ni boo fi jigee ba say sëtaat loolu mooy ndam li comme ni ma la waxoon sànq ñu ni tax politique daal defal loo xam te ni ba say sëtaat day des mooy lu baax rek def poser des ay actes te xeex pour sa dëkk aussi c'est important donc acte 3 bi loolu rek lay jëriñ mais Sénégal malheureusement lépp wax rek la daal mais en réalité di ko dudd. léegi aussi par rapport ak foncier bi comme jon ko évoqué tey ñu gis ne depuis des mois mu ngi ci actualité bi nañu wax ne lëmbee na dëkk bi bu baax a baax ñu gis aussi ay collectifs yuy naître ak yeneen yu bëree bëri yu am sa biir mais tey mouvement jàppal ma jàpp ban taxawaay la ci am. waaw mouvement moom taxawaay bi mu ci am moment mooy di ñaawlu politiciens yi taxawaay bi ci am si commencé ki nga xam ne mooy borom mooy mairie bi. parce que man dama jàpp ne Yoff dama koy wax Thierno Bocoum rek le jour bi ma seetsee dama koy wax toujours politiciens yi mag sax dama leen koy wax dama ne Yoff bokkul ak Parcelles Yoff bokkul ak yeneen communes yi ngay gis ci Dakar bokkul fii dafa am ay réalité Yoff dafa autonome Yoff dafa nekk dëkk boo xam te nii dafa structuré am ay jaraaf am ay saltige am ay ndey réew am ay mag Yoff lépp a ngi fi imaam yaa ngi fi sëriñ saa ngi fi am na lépp kon Yoff lépp loo xam te ni dañ ko war a dox muy wàllu suuf wala lu mën doon am na ñoo xam te ni ñoo war a jug dox ko am ñoo xam ne ñoo war a jug wax ko bu newee nag ba jeunes yi taxaw tamit wane ne màgg nañ dañ leen bëgg dimbali parce que bëgg leen dimbali forme yi dafa bëri façon yi dafa bëri nit ki mën na bañ am lu mu comprendre yow nga am loo comprendre dem wuti loolu pour indi mais boo ko indee tey jii jeunes yi li ñuy dem di xeex bu sottee du pour ñoom amaana mag yi nga xam ne da leen di opposé sax ñoom ñooy téye su boobaa te boobaa fi ñu mujj mooy xamuñ ko nii kat dañu naxoon c'est parce que parfois di nga gis loo xam ne keneen mën na ko bañ a gis mais man dama jàpp ne lu mën a am rek ñi nga xam ne mooy ñi ma cité structure yooyu muy jaraaf yi muy saltige ndey réew muy imaam muy sëriñ si muy ñoom ñëpp magi réew yeeg ndey ji jàmbur yëpp waruñu réeroo ak population bi ak njaboot gi lu war a mën a am rek dañ war ànd nekk benn war nañ wute xalaat nekk wute xalaat mënul ñàkk mais finalité mooy ci forme bi buñu demee ba war a xeex mën nañ toog si saal ñii ne lii laa gis ñii ne lii laa gis d'accord mais bu ñu génnee
dañu war a ànd nekk benn xeex ah kooku kat boo ko laalee sama mbokk la de wala boo xeex parce que Yoff benn kër la benn famille la donc loolu war na mën a nekk ce qui fait que loolu nag li koy permettre mooy politicien bi dama la wax toujours ne toujours moom day privilégier intérêt day protéger intérêt mooy tax parfois da ngay jël coutume bi nga taf leen sa bopp contre ñan ay waa Yoff ñoo xam te ni soit kii sa doomu mag la wala kii sa doom la wala kii sa doomu rakk la wala kii sa doomu mag la waxuma la ministre bi de wala kii lay diviser de mais ñi ngay jël taf seen wet doomam da koy opposé donc loolu pour man amul sens kon le plus important mooy fexe di gën di dajale njaboot gi waaw. d'accord muy lu am solo aussi. mais bëggoon nañ xam tamit tey le président déjà yow laay wax le président Seydina Issa Laye Bane bu parti bu mouvement jàppal ma jàpp ak collaborateurs yi nga xamante ne ñoom la àndal ban programme lañ fas yéene proposé au Yoffois même bu fekkee ne du en détail d'une manière exhaustive mais juste grande ligne yi nga xamante ne jàpp nga ne mooy priorité wu mouvement bi. voilà loolu am na solo parce que man tamit xam nga dama am benn particularité bu ma am parce que man candidat ngay dégg yëpp bon néew ma mosuñu tukki de mais yaakaaruma ñu tukki nañ te man dama tukki nekk àll dem bitim réew dem Europe gis yeneen affaire kon ni ñu koy waxee dégg naa benn waaye di ko wax benn activiste neen dañ formaté mémoire am parce que dafa tukki gis lu bëri lu mu gisul fii kon ñu dañ dem tukki ñu gis fa loo xam dafa formaté suñu mémoire am lu si dolleeku loo xam te ni buñ sañoon gis ka fi waaye pour wax la comme grande ligne rek li nga xam ne mooy gën a ne suñu priorité ñun mooy jeunesse bi nag boo ko waxee éducation parce que éducation bu ñu koy wax pas rek dem jàng mais si dugal si yow jom fulla l'islam éduqué la def si yow ay valeur xamal la yaay kan foo bokk lan nga jomb lan la sa famille jomb lan la sa askan jomb lan nga war def si dëkk bi lan nga warul def si dëkk bi mais également jàngal la am xam-xam c'est important ñu loolu lu ñu yital la jàppale xale yi créer ay comité pédagogique si quartier yi ut ay moniteurs yi étudiants yi nga xam ne si quartier bu nekk bi ñu nekk recenser famille yi nga xam ne école yi ngi tijji exemple am na ñoo xam ne ni école dina tijji ay weer du ñu am fourniture mais yooyu maire yi mën na leen jàppale bettuwul fourniture laa la wax de maire yi mën na leen jàppale dañuy école day tijji ay weer ñuy jàngi du ñu am fourniture yooyu programme yooyu maire yi war a mën accompagner la war nañ mën di récompenser mérite yi di def ay jeûnanières comme ni ma waxee def ay animation pédagogique di jël xale yi xool école par école ñu xool ñi nga xam les meilleurs yóbbu leen même bu dee ñu yóbbu leen ñu def ay ñu yóbbu leen même bu dee Maroc France wala Europe fu mën a doon accompagner leen si seen jàng bu ko defee ñeneen gis leen ñu motiver pour que ñeneen ñi gën a mën a def effort di def ay colonies de vacances ak ñoom di def lépp c'est important pour la jeunesse yaa ngi comprendre yooyu yëpp nekk loo xam te ne ay priorité la parce que dafa am solo xool ñi nga xam ne amuñu métier ñu fexe ñu utal leen métier former leen pas nag comme ni politiciens di def parce que politiciens yi dañuy am tendance ils ont tendance à dañuy may ay kii pour dem def formation benn année ngay def doo continuer non da lay accompagner ba nga dem ba am sa diplôme ba mën métier mën na ne méttiwul loolu amal partenariat c'est possible dimbali jeunes yi ñu am liggéey ñi nga xam ne ni amuñu liggéey nga utal amuñu métier nga utal leen ñoom métier ak cadre leen jàppale leen c'est important fexe ba espace yi fi am Yoff xool ni mu toll tey ñu ne la Yoff am na lycée war na am lycée war na am CM Yoff ni mu toll tey ak buum bi fi am Yoff tey ji infrastructure yi màggul nit ñi yokkoo ak ni kii bi dëkk bi yokkoo war na mën a màgg si am ay lycée am CM am leneen à côté si espace yi fii nii am mën nañ ay programme yooyu yëpp volonté rek la am volonté politique kese la te maire yi mën na yu mel noonu gis nga loolu mooy liggéey bi d'ailleurs sax donc Yoff tey foofu la toll si ñu war a taxaw bu baax jeunes yi surtout xale yi mooy def si ñoom jom fulla ak fayda bi may jàngal leen encadré ñi nga xam ne mooy ñuy jàngal les meilleurs ñu leen di ñuy récompenser mérite yi ñeneen ñi gis si ñoom bëgg mel ni ñoom c'est important femme yi boo demee géej femme yi ñu ngi foofu di xëy di yor 20 000 francs di ci liggéey kooku boo ko jëlee 20 000 ku yor 20 000 di liggéey boo jëlee 200 000 francs dina liggéey ñu ngi fi loolu méttiwul wallahi lazim maire yi mën na loolu jàppale boobu du dara du la ko may sax boo bëggee mais da la koy jox nga liggéey pare delloo am nañ jom femme yi
parce que li tax ma xam loolu mooy man dem naa rencontrer femmes yi da ngay gis juróom wala fukki femme daje ku ne di joxe 100 francs 100 nattooyee par personne moo koy jël di si liggéey bu paree delloo keneen jël xoolal ñoo nii liggéey kon ñooñu soxlawul ku ñëw di leen jox xaalis 200 000 kaa leen fotel ma après non dañ bëgg ku leen jàppale parce que Yoff dafa ne foo xam te nii ñoom ñëpp ñu si bëri si géej gi lay yëngu tey bu géej bu doxul kër yi dañ koy yëg géej gi bu doxul kër yi dañ koy yëg parce que yow boo fa nekkee fonctionnaire tey yow kese nga ne fonctionnaire di yor kër gi bu géej gi doxulee yow da nga koy yëg da nga koy yëg donc géej gi ñooñu ne foofu di jàppale di yëngu muy suñu jigéen ñi suñu yaay yi suñu mag yi dañ leen war a boole si programme yi mu sérieux nag quoi ñu jàppale leen ñuy am ay financement di liggéey c'est important récemment maa ngi dégg ñuy wax de passage affaire station beeg yooyu mën na ñàkk dañ leen ñuy fas femme di transformer di def li nga xam ne ay keccax di def leneen ak leneen peut-être ay kii foofu noonu ñu am ay frigo yoo xam ne dañ mën a jël seen jën yi di ko mën a utiliser durée bu yàgg ak leneen te yooyu yëpp peut-être partenariat mën na fi am lu mën a nekk la c'est possible mairie mën na luy ay partenariat ñëw jàppale population bi te lu mën a nekk la donc ñun formation éducation dañ ko jël def ko priorité d'abord base bi mooy base bi dafa am solo c'est tellement important te malheureusement ñi fi nekk dañ ko négliger parce que ñoom ils préfèrent def ay actes politicien te loolu baaxul loo wax nag ñu ne def nañ ko fi wala lii non mais nañ ko mettre lu mën a nekk la ba dëkk bi ñëpp même yow tey jii su ma la fekkee amoo benn métier su ma fexee ba nga am métier permettre naa la nga mën a utal sa bopp c'est important yooyu yëpp nag ay programme yoo xam te ne ñun am nañ ko si wàllu sport bi aussi également yow war na am ay complexe sportif tey jii boo xoolee de passage maa ngi félicité bu baax waa beach soccer yi fa nekkoon ñoom Zangala ak waa Yoff fa nekkoon fier nañ si ñoom ce n'est pas que Zangala moo nekk coach bi tax ñu jël ay 4 wala 5 waa Yoff ñu nekk foofu mérite lañ fa nekkee woon parce que bi ñuy dem foofu dañuy compétir ak ñeneen ñu montrer seen ay preuves ñu téeleen foofu li ma bëgg wax foofu mooy Yoff am na fi ñoo xam ne ñu ngi fi di nalaw am ay lu ñu mën loo xam ne bu ñu amee tuuti jàppale ñu fësal ko ñooñu da leen war a dem di créer li nga xam ne mooy boo demee complexe sportif nañ permettre ñu am ñu def ay compétitions yoo xam te ni même bu dee par quartier la wala par équipe club yi yor équipe yi ñu fexe xal ñi si les meilleurs ñu jël leen encadrer leen jéem a luy ay partenariat même à l'étranger c'est possible maire am na possibilité dem ay ut ay partenaires fële si àdduna effectivement fexe xale yooyu ñu leen di jàppale ak accompagner leen ñu propulser ñu fexe ñu gën leen a jàppale encadrer leen c'est possible te loolu li ñu ko permettre bu ne amoon sànq complexe sportif boobu dina permettre discipline yëpp di nga xool et mais jël leen di encadrer jàppale leen te loolu Yoff solo na ko war na mën nekk c'est possible parce que talent baa ngi fi waaw macha allah muy lu am solo déjà buñ la déggee bu baax dinañ xam ne éducation am na place bu rëy muy occupé ci programme bi ba ci formation professionnelle sport mais aussi économie bi ndax évoqué nga femmes yi transformatrices ak initier aussi formation professionnelle ak économie ce sera lié parce que nee nga formation professionnelle mooy permettre ku amuloon métier mu am métier wala ku amoon métier mu consolider les acquis après pour mën a am activité professionnelle bu ko permettre tey mu mën a économiquement mu mën a am benn prospérité bi waaw muy programme bu am solo bi nag waaw tey jii boo seetlee plage yu Yoff bi tey plage yu Yoff bi nii bokk na si plage yi nga xam dañ ko autorisé plage bi autorisé à la baignade waaw war nañ ko mën a def privé nit ñi di fi dugg di participer ñuy entretenir plage bi c'est possible comme à l'image de Ngor loolu nga c'est possible mën a nekk parce que ñun man dama wax ne par exemple boo demee bitim réew li nga gis boo seet da nga gis sa dëkk fii nii bitim réew dañ fexe ba tabax société boo xam te nii nasaraan si dañ tabax société boo xam te nii nit ñi wax ma la nit ñi sax de mais muus pigeon xaj dañ nekk à l'aise di dund ak nit ñi parce que nit ñi dañ xam ne dañuy soucier aussi environnement bi dañoo xam ne ñooñu dañ bokk si dund gi man avant may tukki daaw moo jege muus sip rek laa si xamoon foo gis sip mais boo demee fële da ngay gis sénégalais da ngay gis muus raay ko muy toog sa kaw à l'aise nga yor sa lekk par exemple sa loxo pigeon yi dugub pigeon yi di wàcc si kaw di ñëw di lekk sa loxo wala nga wis si suuf nii ñu bëri gis ñu demul sax gis nañ nga wis sa dugub pigeon yi di jóge di ñëw di wàcc sañoo si laal benn ñuy ñëw wër la ne sa biir ngay wis dugub ñuy lekk parce que fexe nañ ba tabax société boo xam te ni wax ma la nit ñi mais mala yi sax dañ fa am ay droit dañ fa nekk à l'aise muus du daw nit pigeon du daw nit fii miracle la tey jii fii boo fi taxawoon léegi wis dugub su pigeon yi wàccee léegi gars yi ne non saa yi dugg nit exemple
te fekk boo demee bitim réew en réalité. waaw mais réalité yi ànd est-ce que uutewul déjà ndaxte Europe souvent SPA lañ fay gis mooy société protectrice des animaux. mais fii tey loolu amu fi. non te mën nga dem si yenn culture yoo xamante ne sax yow muus sib nga si xam mais ñoom muus dañ koy jàpp togg ko lekk ko. non c'est-à-dire je veux dire que man fi gën a am fi may waxee mooy. ñu fexe tabax société boo xam ne ñëpp dañ si nekk à l'aise daal. société bi loolu la. ku si nekk xam ne am na foo sa droit tàmbali am na fu mu yem am na fu keneen tàmbali am na fu mu yem. respect droit de l'autre aussi. C'est important. ku nekk lu seen nekkul seen ne aussi tabax société boo xam dañuy préparer nit ñi suñu bëgg d'abord sax seen dëkk. da ngay gis feeti bu amee seen drapeau dëkk yi xale yi tuuti laxasoo ko bëgg ko teel ko xàmmee d'ailleurs. fii commencé dafa am levé di couleur yi commencé na xam damuy kon na ba léegi. yooyu c'est important fexe nit ki am amul d'abord si dëkkam. bëgg dëkkam. drapeau dëkkam jaral ko lu nekk. ak yeneen hymne national bi nag. hymne national bi yaakaar naa ñi ko mën ci Sénégal taxu ko bëri de. ñi ko mën bëriwul parce que xam nga moo tax parce que daanaka yow boo ko jàngul doo toog fenn sax d'ailleurs di ko wax. loolu c'est un problème. c'est-à-dire loolu lépp nag li koy indi mooy nit ñi mooy li ma wax toujours rek dañ la war a gën a tàggataat. tàggat boobu nag gis nga collectivité locale mairie dañ si am responsabilité. parce que maire yi mooy li ma la rek volonté politique bu ñu ko amee rek mën nañu encadrer lépp. pas da ngay ñëw parce que maire yi bu ñuy daw ñoom ba foog nañ lu ñëw rek da ngay ñëw war a joxe xaalis ne moo maa participé temps dem non du loolu des fois da ngay accompagner moom suivi bu laajee lu mu laaj nga ñëw assister ko def ko defandoo ko population bi c'est important. macha allah muy ay parties yu am solo muy ay points yoo xamante ne aussi yaa ngi koy évoqué te gis nañ aussi aisance bi aussi par rapport ak lépp boo koy développé. léegi nag xaw nañoo jege fin wu émission bi ñu bëggoon am aussi le mot de la fin. waaw bon mot de la fin moom du ma terminer sans me remercier leen. parce que man moom j'aime bien gis ay jeunes vraiment di am yéene pas sax pour participer pour ñoom mais pour luy jëmale seen dëkk kanam. te yéen loolu si ngeen nekk su ma leen ko waxee nag bépp jeune boo xam te ni yaa ngi jël say propre initiative wala yaa ngi xëy di yëngu wala yaa ngi xëy di taaba wala def nangam maa ngi lay encourager di la wax ne man vraiment. respect la am pour yow man loolu laa gëm li ngeen def nii c'est important kon nag yéen da leen war a gën a jàppale da leen war a gën a encourager voilà di wax waa Yoff ne vraiment ñu xam ne Yoff moom kenn mënu xas kenn ñëpp bokk nañu xool li nga xam ne mooy njariñu dëkk bi nañu xool ki nga xam ne moo nekk intérêt dëkk bi nañu xool ki nga xam ne moo yor programme bi gën pour dëkk bi ñu ànd ak moom jàppale ko fal gi amul solo kan moo fal kii moo ko ne kii moo ko ne amul solo l'essentiel que ne si Yoff gis boppam. voilà de passage nag maa ngi fàtte sax cité nouvelle yi war na am ay centre de santé war na am ay école war na am yooyu yëpp vraiment yooyu yëpp suñu programme la bokk mais xaju fi nag quoi di koy tënk noonu rek quoi ñoom fàttewuñu leen. parce que boo demee Yoff cité nouvelle man daf may métti damay yëg des fois si bus wala may dox si dëkk cité nouvelle dégg ku naan maa ngi dem Yoff daf may métti. nga ne Yoff ne maa ngi dem Yoff parce que gisuñu fa centre de santé gisuñu fa dara te ñun ñoo leen yilif parce que Yoff fi mooy base bi donc ñun ñoo leen war a boot donc ñun am nañ si ñoom ay programme ñu naan ñoom benn lañ benn famille la ñoo dëkk donc di wax ne daal vraiment loolu la di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne si ñaan bi ñu jógee ñaanu paparaan bi aussi démb la yàlla na si ñaan yëpp nangu di ndokkeel xalif général Layène bu bees bi yàlla yàggal ko suñu kanam di yeesalaat suñu njëbbal ak suñu taalibe si moom waaw di ñaanal kilifa diine yi di ñaanal ndey ji réew yi jaraaf yi sax liggéey ak ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla def jàmm si Yoff waaw yàlla def fi xéewal def fi juboo ba lépp lu ñu mébét mu ne njariñ dëkk bi rek yàlla defal ñu ko lépp loo xam ne baaxul dëkk bi rek yàlla nañu ko yàlla fankal amiin ñu lay remercier bu baax a baax aussi ci ni nga uyoo ñu ngi suñu invitation voilà di remercier aussi Taaru Fashion bu baax ndaxte ku gis lii moo sol tey nga xam ne accoutrement bi changé na ñoom ñoo fa jaar donc Astou Thiaw numéro de téléphone bi 77 810 10 07 ma bamtuwaat ko 77 810 10 07 boo leen ko oowee incha allah muy góor muy jigéen ay tenues yu baax la ñuy defar tenue de cérémonie tenue de ville décontractée et tout voilà di remercier bu baax a baax aussi équipe technique bi nga xamante ne sans ñoom émission bi du am bu ma waxee Rick Diis Ahmadou Bamba ak Djibilaay yaakaar naa dina yóbbaale ñi des ñëpp di remercier tey ñaanal di encourager suñu directeur général Ousseynou Diagne ndaxte épreuve yi ñu jógee xaw na difficile mais alhamdulilah di remercier bu baax a baax encore une fois aussi Yoffois yi seen taxawaay
ak soutien moral matériel financier bi nga xamante ne ni tey amal nañ ko à l'endroit de Yoff Média Info muy geste boo xamante ni touché nañu bu baax a baax a baax donc ci noonu di leen tàggute di leen jox dig daje semaine prochaine incha allah même jour même heure même chaîne Yoff Média Info l'image des gens ici.